ngeen jëf mbokk yi ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon bis ni ki tey dibeer yem ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre bés wi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu ndàpp ci àdduna wërngal këpp mel nag diwaan bu Ndar Géej ñenn ci soxna yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk te yëngu ci coppiteeg li nga xam ne moom moo di jën yi nag ci la jamono ci rek guddi gu bët setagul la ñu nekk ndax ngir ñu gis li nga xam ne moom moo di ay jën nag ci la jamono nag néew na ñu dem diwaan bu Ndar Géej fekk fa suñu ay ndaw Ousseynou Diop Habib Seck ngir aw reportage. bii daakaag la tudd bii sikkeen mbaw la tudd. bis bii la ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu napp gi ci àdduna bi mu mel nag ci diwaan Ndar Géej ñi nga xamante ni ñoo jigéen ñi nekk ci siin yi ay jàmbaar fàq tëddal lañu dañuy teel a xëy jóg rek ngir mën a dundal seen i njaboot. Awa Diop ñu fekk ka ci siin bi nekk ci Gendar. ngi góorgóorlu rek suñu jën daal demul fenn fii la yem. te nun nooy teel xëy guddee wàcc nun heure bu ne bu bi setee bu fajaree sa waa kër dem géej yow nga ñëw fii am loo waxtu. ñoom nag seen kàddu mooy nguur gi ñoom leen waroon gën a jàppale wu leen ko tax sax ñu koy taalal loxo mu daal di gestu jigéen ñi nga xamante ni dañuy liggéey jëm ci wàllu napp ji. nit a fi ne kañ ay junne nit noo nekk si siin gi waaye siin gi moom bu doon sonu sogo moom gouvernement bi moom jàppalewu siin gi si dara jàppalewu jigéen ñi sonn na waaye gouvernement bi jàppalewu leen. ndax jën yi dafa jafe baana am na yenn njëg goo xam bu ñëwee mën nu ko jënd yaabooy bi instant yi kii mi moom dafa jeex. jamono ji ak jën bi na mu ñàkkee ñoom ñoo ci gën a loru ndaxte dañ daan soppi jën bi léegi nag gisatuñ ko tuuti la ñuy gis lañ koy jëndee dafa jafe lool rax ca doolu gisatuñu sax ñoom seeni bopp ay mareyeur yoo xamante ni mën nañ leen jaay jën bi. jën yi bareetul ndax suñu mool yi dañoo dem géej am lu man ñeenti fan wala fukki fan duñu indi jën ndax saxaari jën yi saxaar li ñu waroon napp saxaar yi bi koy tonn yóbbu. jigéen ñi nga xamante nag ñu nekk ci diwaan Ndar Géej ñu ngay tàllal loxo nguur gi nee nañu bés ba ñu jagle lu jëm ci wàllu napp gi dañuy war a gestu ñoom seen i bopp ndaxte liggéey bu mucc ayib la ñuy def. Ousseynou yeneen i jàmbaari fàq tëdd yoo xamante ni nag ci wàllu woowee la ñuy yëngu jafe-jafe yi benn la ba tax itam ci la jamono bëgg nañ gouvernement bu Sénégal daal di leen di rek bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci li leen yóbbee yooyu la jafe-jafe ñàkkum financement ak itam yenn ci ay bateau yoo xamante ni daañu bàyyeekoo ca biti réew egsi fii ci réew bu Sénégal nappe fii jën réseau yi nga xam ne moom moo ëmb soxna yi nga xam ne nag dañuy yëngu ci wàll wi ñoom ñooñee ñoo fësal yooyu la kàddu ndongo ak Malick ci reportage. journée mondiale de la pêche bu ñu màggal nag ci jamono joo xamante ni ñii di femme transformatrice yi nag dañoo nekk ci jafe-jafe yu mag ñu ne nag mbas mi fi jot a jaar nag bokk na ci li leen indil nag jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund nag ci seen wàllug liggéey. Covid bi jeexagul ñu nekk moment bu difficile boo xamante ni ñoo ngi koy dund ak Covid beeg feebar bi mu am lu bëri lu mu gàllankoor ci liggéey bi tey jafe-jafe yi ñu dund bokk na ci jigéen ñi bokkuñu fa ñu dogalee jëlee bërëbu dogalukaay ya ci comité consultatif ak yeneen yu mel ni moom. donte ni nag jën jafe na nag ñu daal di koy gis fi mu toll nii waaye geneenuk mbir gi tax nag jafe-jafe yi daal di gën a wulee ñaay moo di financement yi nga xamante ni jàpp nañu nag kenn mënut si jot te moo leen war a may nag ba seen liggéey du fa jaaree nag ndërmeelu. fi ñu am mooy ko jot ci jën yu jafe nañ tey li ñu daan jëndee keesu jën ñetti junni tey carton ba ngay jëndee ñetti junni ak juróom-benn téeméer loolu jafe-jafe mu doon nag tartar yoo xamante ni ñoom femme transformatrice yi nag nee nañu moom la ñuy jànkoonteel te bëgg nañu nag nguur gi daal di ciy sàkk pexe. mu dakkal ko yi fi jotoon a nekk ñu càmbar ko buñ ko mënee wàññi ñu wàññi ko bi fi nekkutoon te jotoon a samp mu taxaw. bato yi nañ ko wàññi ndax géej gi amatul jën surtout ñi ñuy jox licence mu jëm ci jën yu kaw ndox bi. lii di gaalu saxaar yi teew nag ci waaxu Sénégal yi ñu jàpp ni nag moo tax ba géej gi daal dee raaf ñu ne nag doon na lu ñuy ñaawlu. farine de poisson yi moo ñu sonal ndax benn juróomi kilo jën bu tooy ngay wal am benn pëndëxu jën kilo nga ne te loo koy dund dañu ay mala alors que population bi nekk fii am droit pour lekk jën te gisuñu jën yow ngay favoriser usines yooyu ñu war fee continuer di fi sax dàkk di gën di yokku di napp jënu sew yoos bi parce que mool bu demee géej gisul ku mu jaay yoosam yaakaar naa di ko napp. ñoom yi la acteur nag jàpp ni nguur gi bu jugul nag ci doxalinu bateau étranger yi ci biir waaxu Sénégal yi na leen leer ni secteur de la pêche fi lay jaaree nag daal dee nax saa yi. Greenpeace Afrique moom mooy sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu daal di xaatimu aw décret de reconnaissance boo xamante ni dañuy gën a càmbar li nga xam ne nag moom moo di boobule secteur xam ngeen ne wàllu napp gi laay wax naka noonu itam ñu daal di càmbaraat mbir mu bu baax a baax wàllu transparence la ñuy wax mu di rek aw seetlu wala boog gën a leeral naka noonu itam bëgg nañ ñu daal di fësal aw liste woo xamante ni daañ ci xaatim yenn ci ay bateau yoo xamante ni dañuy bàyyeekoo ca biti réew am sañ-sañu daal di
nappee fii ci réew bu Sénégal ci tënk aw rek yeesal la ñu bëgg ci li nga xam ne nag moom moo di secteur napp gi fii ci réew mi ginnaaw bés yi nga xam ne nag moom la ñu ko jagleel yéem mook itam ngir rek nga teg gët li nga xam ne moom moo di jën jafe-jafe la. ginnaaw wax yi ñu wax itam ci leneen mu di nag xam ngeen ne fan yi lee ñu génn nag police daal dinay fësal aw bataaxal di sàkku ci ñenn ci ñoo xamante ni rek dañuy engagulé nag di sol yenn ci ay tenues yoo xamante ni nag ñoom ñoo ko yellool ñu daal di koy dakkal ku ko mooy itam ñu daal di tegg daan sa kaw mu mel ne nag colonel Bakary Koné moom lu ni mel la gis ne lu war la ñeneen itam ñoo xam ne dañuy yëngu ci leneen mu ñeel wàllu garde du corps li mu sàkku mu di ak faaw nguur bu Sénégal jëli sanction maanaam ay daan ci képp koo xamante ni amoo sañ-sañ ko sol lu ni mel Habib Faye Modou Diop Mardien ci reportage. ci bataaxal gi mu bind police di artu ña nga xamante nit dañuy nëbb seeni kanam maanaam di kagulewu ak ña nga xamante ni dañuy solik tëni yu méngoowul ak yañu war a sol rawatina itam di yoreb gànnaay yoo xam ne ñoom waa police ñoo ko war a yor li nag doon loo xam ne bañ ko waree def sax yàgg na ci xalaati colonel gi nga xamante nit dafa àlla traité. wu moom masqué wu moom ñi ci am droit du parce que bon dama nekkoon ancien commandant BIP ma may jiital waaye BIP ak GIGN ñoo ci am droit ak force spéciale militaire bu dul loolu keneen koo xam képp koo xam ne yaa ngi koy def yaa ngi def lu dul noonu. war ñu ko yor bu fekkente ni amuñu permis ou de détention ou de port d'arme amuñu droit am ko te loolu lee aussi donc suñu constitution da ko encadré. bëgg-bëgg police gi ngir gën a yeesalaat milieu sécurité rapproché doon na loo xamante nit ñoom ña cay yëngu rafetlu nañu ko bu baax. xam ne ñun mënuñu tolloog police ba ilaa yow mi dina wala gendarmerie quel que soit diplôme yi mënta am bu ñu leen ëppee ay diplôme sax mënuñu tolloog ñoom loolu état la. ñun privé lañ foo privé aussi xam seen limite mais ñi jàng sécurité dëgg xam ko duñ ko sa jéem a def wala boo solee même gilet day nekk gilet pare-balle boo xam ne c'est discret. sécurité rapprochée doon loo xamante ni jamono ji ndaw ñi jël nañu ko bu baax rawatina ci contexte politique gi ñu ne waaye lii faaw rek ñu teg ko ci ab yoon. les politiciens les leaders politiques daal de mën a gën a seet ni ñu liggéeyee ak seen éléments yi te bañ a rek topp alors donc. nit ñi demee yuuxu rek nga daal di ñëw daal di jël nit jox ko fetal mu yor ko te amu ci droit ndax da ngay engagé responsabilité wu kilifa bi la donc employé. nañ ko jël ay mesures yoo xam ne ba ilaa yow mi dina mu ko ne ñëpp mën a tegu ci yoon ab réew bu ñuy nekk ci ab réew foofu xale yi di mën a tegu ci yoon mais bu nekkee ku mu neex def lu neex wala ku ma ndey am comme ni ñu ko waxee ku mu am ndey ku mu amul ndey loolu na jeex. la des ca campagne électorale bi bëreetut benn yoon politiciens yi. ñoom ku ci nekk yaa ngi jéem a xool ana nan rek ngay yokkeek sa kaaraange waral na saa su nekk ñuy jël ay ndaw yoo xamante ne itam ay agent de sécurité lañ leen di duppee waaye ñoom ñi ñu leen di ñaax rek ngir ñu gën a professionnel ci seen liggéey. jërëjëf Habib Faye ñu àddu ci leneen mu ñeel làngu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal mbokk yi jàpp leen ki nga xam ne nag moom moo di Barthélémy Diaz moom la ñu jiital mu ñeel mairie bu Ndakaaru coalition Yewwi Askan Wi doxale mbir mu ni mel ci aw rek ndaje boo xamante ni nag ñu ngi ko doon amalee ca terrain xaar yàlla nag ci teewaayuk ñenn ci ñoo xamante ni ñoom ñoo bootu ci boobule coalition nga xam ne daal dinay ëmb ñenn ci ñoo xamante ni nag ñu ngi bootu ci li nga xam ne moom moo di ku jéggi du ñàkk wowle xibaar daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ñu wutali diwaan bu Parcelles Assainies foofee nag xam ngeen ne ki nga xam ne moom moo di Go Faye la ñu daal di jiital ngir rek mu jiitee li nga xam ne nag moom moo di maire bi naka noonu itam moom Go Faye daal dinay àddu ci yenn ci loo xamante ni nag diwaan bu Parcelles Assainies daal dina koy wuute la mu xamle moom moo di bu toogee lu bëri daañ ko jubbantiwaat ñu teewlu ay kàddoom ci micro Amadou Ba. waaw jafe-jafe yi moom ñëpp ko xam bilan bi c'est catastrophique maire bi muy ñëw daf fekk rajo municipal daf ko tëj mu fekk fi centre socioculturel daf ko tëj mu fekk fi stade da ko tëj pendant 9 ans xale yi amuñu fu ñuy affirmer wu en termes de sport commune bu dool ni Parcelles Assainies plus de 500 000 nit di fi yeewoo amuñu hôpital centre comment Mame Abdou lañ fi am mu nekk centre de santé boo xamante ne
sunu jigéen ñi ndeysaan loolu ñu gën a metti ku siy mucc bu amee complication dañuy obligé rawale la. amul rajo amul scanner amul bloc opératoire je pense que commune bu toll noonu loolu dafa doy waar te ay ndawam rek ñun nag bi ñu demee ba gis ne loolu manqué na dañu dem suñuy partenaire ànd ak suñuy mbokk ak ñëpp dem wuti valeur 20 millions si lit d'hospitalisation ak yar ak teggin ñëw teg ko si loxo maire bi ne ko yóbbul ñu ko si hôpital bi comme que yow lañ jox loolu yow lañ jox ndombol tànk pour nga lijjanti ko boo ko mënul lijjanti xamal ne Parcelles Assainies am na ay ndaw yoo xamante ne am nañ compétence yi am nañ mën-mën yi demal nga yóbbul ñu lii te nga xamante ne prochaine élection yi di ñëw incha allah dañ la fiy teggi liggéeyal Parcelles Assainies. junjoon naa leen ko mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi ci mim réew jàppale ne syndicat libre des enseignants du Sénégal maanaam SELS ñoom ñooy ñaawlu anam yi nga xam ne nag ñu ngi koy amal aw tànnanteef nag ci juróomi junni enseignants yi nga xam ne nag moom la ñu nar a jël ñu daal di dugg ci li nga xam ne nag moom moo di classe yi ginnaaw aw tournée boo xamante ni ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu Bignona secrétaire général bi nag di Mamadi Diédhiou moom mooy ñaawlu bu baax a baax lu ni mel yëkkati na ay kàddu dénk ko suñu ay ndaw Babacar Diassi ak Lamine Mandiang. li syndicat yi yàgg a wax ni jàngalekat manqué na ci système bi état bi dëggal na ko su dee dëggal na ko nag war naa mën a góorgóorlu recruter jàngalekat waaye it war naa mën a góorgóorlu recruter jàngalekat bu ko yellool sooy recruter doo ci boole parparloo doo ci boole clientélisme doo ci boole yaa ma neex ñu jàpp ni aberration la ñu jàpp ni kenn du ci jëlee njëriñ système éducatif sénégalais moom moo ci perte da ngay recruter sur la base ci lu ñu tuddee ñun qualification bi nag ñaar la diplôme professionnel waaye it diplôme académique mu mel ni jot na tey bu ñuy xoolaat problème qualité jàngalekat système éducatif bi dañuy xoolaat nan la ñuy recruter jàngalekat yooyu noonu kon ñun jàpp nañ ni suñu tournée mën nañu permettre nañu ñun tey ñu duut baaraam li ñëpp xamoon mooy jàngalekat manqué na ci Sénégal jàngalekat manqué na mais rawatina fii ci région Ziguinchor. moo tax bi état demee ba delloo si am xelam ba jàpp ni jot na tey ñu toogaat ak syndicat d'enseignants yi ñu xoolaat lan la ñu signé woon 2018 dañ koy rafetlu lu ñu rafetlu nag mooy nan lañ koy doxalee. ginnaaw Bignona ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca bokki jawe foofee nag ñuy yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi naam ñoo nga fa waaye ay taax yu taxaw la ndongo yi mënta dugg ak itam table banc yoo xamante ni dees nañ ci mën a toog ngir rek amal aw jàng ci anam bu mucc ayib donte nag ki nga xam ne moom moo di mairie ba daal dina fay taxawal ñaari salle de classe yoo xamante ni nag bëgg na ndongo yo daal di cay dugg waaye ñi yëngu ci wàllu wi li ñu bëgg moom moo di ñu daal di làbbali diwaan bu Matam Ali Bandel Niang. donte amaguñu yëngu-yëngu bi école bi lu beeg léegi waaye ndongo yi ci ay jafe-jafe yu metti lañu dëkkee ci l'école yi nekk ci dëkk bokki jawe ñàkkum salle de classe bi waral ay abri provisoire ba sax ci bërëb yooyu le table banc fi ñu toog sax doon na li nga xamante ni ñàkk na situation bi nag mu ngi gën a doyewaar ci école franco-arabe bu dëkk bi nga xamante ni ndongo yi xat-xatlo bu métti lañu dëkkee ak seen ay jàngalekat donte nag meeru dëkk bi daal dina tabax ñaari salle de classe waaye ba léegi jafe-jafe yaa ngi wéy. waaw dañoo amoon ay jafe-jafe yu metti parce que bi ma ñëwee jël école bi daaw dama fekk fi ñett abri provisoire bi ma ñëwee dama photo abri provisoire yi ma envoyé ko monsieur le maire mu ñëw tabaxal ñu ñaari salle de classe mooy salle de classe yi ñu nekk nii wàññil ñu nag suñuy jafe-jafe wàññil ñu suñu coono parce que jàng ci abri provisoire il faut nga nekk enseignant wala nga nekk élève nga xam nu mu méttee effectif bi dafa bëri te table banc yi bëri wuñu gis nga xale yi dañuy toog à 4 à 5 ci ay table yoo xam ne amuñu sax ay kii fi ñuy teg seen kay pour bind te lii première étape la CICP fii la ñu commencé jàng bind te loolu xam nga day difficile ci élèves yi mu difficile ci maître bi c'est des conditions vraiment yoo xam ne dafa métti trop. kilifa yi def nañ alerte am na ay promesses yu ñuy defal aussi tamit ñu ngi xaar mais man li may gën a wax mooy ñi nekk fii ci dëkk bi di politique di xool di xalaat ne dañuy yor diwaan bi ëllëg ñoom nañ def politique de développement ñu bàyyi wax ji te jëf. jënd ay table banc wala jënd leneen loo xam ne day faciliter njàngum xale yi moo gën parce que mënoo nekk politicien nekk ci dëkk bi di aspirer développement dëkk bi te xamoo sax say école mosoo fi teg say tànk xamoo ci yan condition la élèves yi nekk. ñaari salle de classe yu yànj naam waaye ñàkkum table banc yi tax na ba fitna gaa ngay wéy ci biir l'école bi le xanaa li sax moo tax ba ñuy jiite kuréel yi ñu duppee APE moo di waajuru ndongo daara yi lu ci gën a bëri ci atelier menuisier yi la ñuy yendu di suudee ki defaraat yenn table banc yooyu nga xamante ni sax ci biir salle yooyu le élèves yi par juróomi nit la ñuy toogee ci seen kaw.
Ali Bandel bokk na ci junj ci ndortal Yéri ca commune bu Ngaye la nekk foofee nag askan wa yenn ci seen ay jafe-jafe mën nañ ne daal nañ leen di dëddu mu mel ni nag ñàkkum ndox ma ndax itam aw forage woo xamante ni daal nañ leen koy sampal leneen ci loo xamante ni ñu ngi koy dund ba suñu jon yàllaay tey bokk na ci ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ña fay muccee di ay soxna nag ngir rek ñu amal ko ci anam ba mucc ayib nag loolu yi tel lu ni mel itam aw jafe-jafe la Pabala Gaye Talla Samb ci reportage. mu sorek Mbàkke lu tolloog fanweeri kilomètre Yéri nekk ci commune bu Ngaye daanaka jamono ji askan wa fay yeewoo kontaan nañ loolu ay at ñu nekk di daw ay kilomètre ngir daal di wuti ndox jamono ji nag forage bi ñu leen taxawalal doon na loo xam ne mbégte rek la leen jural. nga lay indi ci population bi ndax dégg nga léegi président groupement bi li mu wax ñoom ñu daan fanaan ci teen yi di ci yendu xam nga nit bu amul ndox amul dara ndax ci ngay sangu ci ngay fóot ci ngay naan ci ngay jàpp ci ngay mën a jaamu yàlla jur gi noonu. picc yi naan dong tey forage bi ci picc yi naan dong tey seen tuyaaba képp mën naa jàppale Macky Sall ak gouvernement am. terewul nag qualité ndox mi doon na loo xam ne faw rek ñu daal di koy gën a ñoŋal. ndax ndox mu neex amuñu ko 4 kilomètres 3 kilomètres la ñuy roote ji xale yi takk ay saret yori mbaam am na daaw sax benn xale bu ci daanu ba damm te loolu lépp ñàkk ndox mu neex la ndax forage bi baax na waaye nag togg ak fóot la mën ak wëgg ak sangu waaye nag mun naan. ndox mu neex bëgg nañ ko. yeneen ci ay jafe-jafe bokk na ci bëgg faju daal di mën a faju Biram Ngom mi nga xamante ne nag moom moo nekk njiital groupement jigéen yi nekk ci Yéri muy dellu di wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la jigéen yi di jànkoonteel rawatina buñ leen di évacuer ca Mbàkke te ci sareet lañ leen di teg. suñu feebaree dañuy teg ci sareet suñ matoo ci sareet la ñuy teg suñ gone yi suñ kaasi kippiti bii gone yi amaguñ fuñ jàngee ndax classe bi dafa màgg ndax dëkk bi dafa màgg léegi. forage bi am capacité goo xam ne mu ngi toll ci 150 mètres cubes guddaay bi toll ci ñaar fukki mètres te banque mondiale ànd ceeg nguurug Sénégal daal di koy liggéey ànd ceeg ñii di waa OFOR lu ëpp ñaar fukki ci ay village nag la ñu daal di fas yéene daal di mën a jox ndox yoo xam ne ñu ngi bokk ci commune bu Ngaye. Pape Balla jërëjëf nees mën a def ba daal di tëggaat wala coppi anam wi nga xam ne nag moom la ñuy amalee langug politique bi fii ci réew bu Sénégal lu ni mel itam bokk na ci thème bi nga xam ne daal dañ koy jukki ci ñeenteelu congrès bu parti bu espoir ak itam progrès nga xam ne nag Pape Mody Sow moom moo ko jiite taskatu xibaar la doon itam consultant tey jile dajal na la ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàll wi ngir rek ñu daal di koy waxtaanee àdduna jëmale ci micro Alhassane Ba ak Thierno Laurent Mendy. benn xalaat bi nu teg mooy soppi ni nit ñi di gisee ak ni ñuy doxalee politique ci Sénégal ndax yéen ñëpp gis ngeen ni saaga yi bare na yàq der yi bare na galgalante yi bare na ba politique de ñu bare safatul ñu bare wala boog ragal nañu ko ndax doole rek dañ ciy def à la place de l'intelligence, à la place de la pensée li nit ñi di xalaat ak li ñuy doxalee lu jub li ñu indi mooy doole saaga ku gën a bare pexe am moyen nooy da ngay dem ba mu sax loi duñ ko respecté te politique nag mënul dox te doo respecté loi yi nit ñi noo ko defal seen bopp dañ ko war a respecté gis nañu fii jalgati loi yu bare aussi bien ci côté opposition que du pouvoir loolu tamit dafa laaj jàngat bu rëy pour nit ñi dellu ci xam ni politique lu sell la su fekkee ne teg nañ ko ci yoon. lu ñeel wàllu saison touristique bi nag daal nañ koy biral ñenn ci ñoo xamante ni nag ay chauffeur lañ maanaam dawalkatu ndaamaar jamono yi nag li ñu sàkku mu di ay licence naka noonu itam aw ndàmpaay buy bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal jëm ci ñoom mu ñeel nag li nga xam ne moom moo di njeexital yi nga xam ne jàngoro coronavirus daal dina koy def diwaan bu Mbuur ak li ko wër Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. chauffeur yu yëngu ci wàllum tourisme bokk nañu ci ñi nga xam ni mbas mi sonalal na leen lool li ni mel sax a tax ñenn ci ñoom ba léegi ñu ngi xaarandi ndimbalu nguur gi. daanaka am na kër yoo xam ne tas nañ ci am na ñoo xamante ni nii seeni jabar ñibbi nañ am ñoo xam ne fa ñu luyewoon génn nañ leen ndax lan ngir Covid bi léegi nag ñuy demandé ministre bi parce que li ñuy wax xalangu dajul suuf ginnaaw bi nga xamee ne association bi tey def na plus de 640 membres tey genn wàll gi mën naa ni am nañ waaye nag ñi des amuñu
bu ñu mënee jàppalewaat ci fonds yooyu ba nga xam ne ñëpp dinañ mën a am su boobaa dinañ ko gën a santaat ginnaaw buñ ko santee ndax xam nañ ni dugal na ci loxoom bu baax a baax a baax a baax bi loolu weesoo aussi tamit mu jàppale ñu bañ nga xamante ni dinañ mën a am ñun suñu propre agrément. ci ñaari at li jëm ci wàllum tourisme bi naax saay la def ñi ci yëngu bëgg a amal ay yëngu-yëngu ci wàllum aada ngir mën a suqali secteur bi. ñu ngi waajal nag la grande nuit du tourisme. Nous invitons tout le Sénégal à se retrouver à Saly, qui est une station pionnière du Sénégal. ñëpp nañ fi tase si ñu renouer avec une vieille tradition qui est la nuit du tourisme. Que tous les acteurs du Sénégal se retrouvent à Saly pour sympathiser, pour communiquer, pour communier vraiment cette belle fête de la relance du tourisme. ñi yëngu ci wàllum tourisme dooree lu jëm ci wàllum relance bi ci set setal bépp ruq-ruqaan bu bokk ci Petite Côte bi. Covid-19 boobee tax na itam ñu daal di amal aw randonnée pédestre mu ñeel amical bu comité départemental bu développement bu Bounkiling naka noonu itam wàcc nañ ci mbedd mi wax ak askan wi bu baax a baax ngir rek ñu gën a jaaju ci li nga xam ne nag moom moo di mbas mi Bakary Konté xaali jàmme ci reportage. randonnée pédestre bi nag occasion la ci CDD bu Bounkiling daal di échanger ak askan bi daal di sensibiliser ci question actualité lépp loo xamante ne jëme na ci utuñ jàmm ci citoyenneté. dañ ci profiter aussi pour ñaaxat askan wi ne leen attention pandémie bi mu ngi fi donc il faut ñu gën a fagaru nangoo dem vacciner wu déjà loolu bi le message bi ñu lancé mais également dañuy lancé ay yeneen message de citoyenneté message de civisme parce que lu ñu gëm mooy développement moom balaa muy am il faut mu am jubóo suñu biir te wane nag tey activité bi wane na Bounkiling aussi am na lu mu war a wane ci département ci Sénégal mooy solidarité mooy entente mais également mooy booloo bi nga xam ne ñëpp booloo nañ ko pour ànd ak ñun doxal activité bi administration ak administré yi ñoom ñoo bokk te ñun il faut ñu ànd pour développement mën a am. amical comité départemental bu Bounkiling di ñaax tam population yi ñu dem jël vaccin contre Covid-19. lii dafa di occasion bi nga xam ne moom la ñu am pour que ñu jaxasoo population bi ñu bokk ak ñoom tey bés bi. alors occasion la aussi pour jàllale ay message bokk na ci message yi nga xam ne ñu koy jàllale di invité askan wi ñu dem vacciné wu Sénégal ci wàllu woowu tey am na ay progrès yu ñu enregistré mais du doy il faut que daal ñëpp jóg ñu dem vacciné wu donc daal façon initiative yu mel nii lu ñuy rafetlu la bu ñu sañoon aussi muy yàgg di am. organisateurs yi nag di rafetlu askan bi nu ñu ñëw wuy si leen ci randonnée pédestre bi. damay remercier mbooloo bi c'est-à-dire population Bounkiling chef de service yi membre amical yi yëpp di remercier partenaires yi nga xam te ne ñoo ñu jàppale parce que sans ñoom du ñu mën a dem donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. Bounkiling am frontière ak Gambie nekk département boo xamante ne ndagum garab bi am na fa doole loolu tax na ba préfet bu département bi Mbassa Sène di ñaax population bi ñi daal di dénoncer ñëpp ñoo xamante ne ay daggkat garab la pour nag ñu mun a protéger suñu environnement. tàggat yaram mbokk yi xam ngeen ne Dakar dina daloo JO de la jeunesse atum 2026 mu mel nag njiit bu réew bu Sénégal dalal na bu baax a baax xelu askan wi naka noonu itam képp koo xamante ni di nga laale ci wàll wi nag moom président Macky Sall xam na ne dañ la teg ci anam bu mucc ayib ngir rek nga mën a wëyal boobule compétition dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Marcel Farba Moron ak Yaya Diallo. Nous allons obtenir dans 2 mois. fii ak ñaari weer rek dinañu ubbi stade olympique bu mag bi nga xam ne ca Diamniadio moom lañ fi tabax mu gën a rafet nag ci Afrique loolu mun nañ ko wax te duñu juum ca wet ba mu am annexe yoo xam ne dinañ fa am piste d'athlétisme naka noonu tamit yeneen terrain d'entraînement ca wet ba di Dakar Arena dinañ am nag complexe bu mag a mag ci wàllu sport collectif yi ñu jagleel ko ndaw yi président Ndiagne Ndiaye dinañ taxaw sa wet waa CONOS ak encadreur yi accompagner leen ndax nag Dakar 2026 mu doon moment bu am solo ndaje ndawu àdduna bi naka noonu tamit boo xam ne ñii di ndaw Afrique yi dañ ciy am ndam yu bëree bëri dinañ def lépp daal organiser joxe ay bourses bu ko defee athlètes yi mën a dem stage ci tugal. Des bourses et des stages pour les athlètes. marathon Dakar ni ki tey jii ci suba mu mel ni nag doomu réew yu Kenya yi daal nañuy wane seen bopp bu baax a baax naka noonu itam ñu doon ñoo xamante ni ràññee nañu leen ci jongante woowee mu mel ni itam doomu réew bu si yu Sénégal yi desuñu ginnaaw benn yoon rawatina ñi nga xam ne nag ñoom ñooy dund ak way laago jàppale di nag ay junni athlète teewaloo nañ mbir mu ni mel ni ki tey jii ci suba Pape Fara ñi nga Amadou Ba ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu seetaan reportage.
dawkatu Kenya yi wane waat seen bopp ñoom ñoo gagné li nga xam ne moo nekk marathon bu Dakar kii di Jeffrey Birgen ci ñaari waxtu ak fukk ak juróomi simil yu tegal ñeent fukk ak juróom ci seconde ñaar ñi ci topp nag ñoo bokk dëkk di Chibé Douglas ak Luc Kibé waaye Sénégal nag kenn demul des ndax Adama Barry moom tamit moo remporté li di 21 kilomètres yi. koo xam ne Asfa la nekk moom tamit daan nay naataangoom ci fukki kilomètres yi Alex Ngouani Moissy lay wuyoo leneen luñ fa nemmeeku mooy ñi nga xam ne ñoo nekk way laago yi ñoom tamit am nañ fa ndam. luñ doon wàcc moo ëppoon waaye lu ma arrangé woon la ci course bi. li ma ci jaaxaloon rek mooy ci départ bi dañu bëri woon trop te ci ginnaaw laa nekkoon te loolu arrangé wu ma woon loolu moom moo tax mënu ma woon boucler ñetti kilomètres yu njëkk yi ba tax ma perte ci temps lii nag day tax rek ñu waajal saison bi ndax suñu entraîneur daf ñu ne rek dem leen ngeen foofu ñëwaat après ñu xool li ci des. organisation bu am solo naam sax 12000 participants ñoo fa nekkoon ci ñetteelu édition bi. C'est une réussite. Je peux vous dire que on ne s'attendait pas à avoir une. gis nañ Sénégalais yi am nañu volonté gu baax démb ak tey yëpp ndax inscrire nañu démb lañ duppee marche rouge mooy marche blanc kon lii dal na xel 10 kilo bain bi moom c'était incroyable neexoon na lool dinañ xool tamit ana nan la ñu koy gën a mën a yokkee ba mu gën a ñoŋ boo seetee ndaw ñi ñoom ñëpp dañu booloo te it lii lu ñu waroon mën a def la am nañu mbégteel lool ndax boo seetee tamit jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram mi ngi fii lii daal mbégteel la ñu gën a jural engouement bi mu am rek dafa gën a dal xel rawatina bu ndaw doomu Sénégal pour cette année parce qu'on a vu l'engouement des Sénégalaises et Sénégalais et c'est ça qui nous fait plaisir. ñetteelu marathon bu Dakar bi nag gis ndamal ñi nga xam ne ñoo nekk nag ci jigéen ñi di Ñima Camara moom fukki kilomètres yi moo ko gagné waaye doomu Gambie yi nga xam ne mooy Mamadou Ba ak Sempre Gomez ñoom ñoo jël deuxième ak troisième ci épreuve fukki kilomètres yi ci góor ñi. Pape Fara ñu ngi élément boobee fay la ñuy jaar ndar képp li nga xam ne nag moom moo di jotaay wi di daje ak rédaction bu télévision Futur Média Léa Soukeyna Ndiaye di def teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab ma jox leen daje incha allah ëllëg 6h30 ci seen émission info du matin lu mooy loolee tam mooy leen des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.